internautes yi nga xam ni ñi ngi suivre TIV Actu ñi ngi rafetlu liggéey bi ngeen di def tax ngeen ba léegi xibaar kenn sonnatul pour am ko ñi ngi doon suivre déjà information wala actualité bi nga xam ni moo doon xew ci campagne bi ak ci élection yi te loolu bu amee yéen a ko waral ñu ngi leen di encourager bu baax man ñu xamee ma ci turu góor gi Massamba Boye ma nekk acteur politique tey ma nekk ci mairie bi nekk ndaw aussi bokk ci dëkk bi participer ci échéance yu bari yu ñu romb tey nag ñu am ci ay échéances yu ñu génn yaakaar naa ku ci nekk mën na ci def jàngat waaw di kontaan bu baax ci temps bi nga jël aussi ñëw seet suñu. comme ni ma ko waxee rek démb dañu amal ay élections législatives fépp ci Tivaouane rawatina fi nga xamante ni mooy département bi am na ay résultats yoo xam ne génn na dinañ si dikkaat mais tey bu ñu dikkee fi nga xamante ni mooy la commune de Tivaouane démb bi nga toogee toute la journée di évoluer di xool élections yi ban jàngat nga si gis démb balaa ñu ñëw si résultats yi buñ toogee si suba nit ñi di voter ban gis-gis nga si am. waaw xam nga peut-être am na ñu ko jàppee effet surprise mais ñun li am démb du effet surprise dafa am loo xam ne dal na réew yu bari moo nekk di xew Sénégal mu nekk benn vent de révolution boo xam ni jotoon nañ ko seetlu ci yenn gox-goxaat yi xëy na day doo rek si Tivaouane ñu gis ne bari parti au pouvoir pour nga gagné ko Tivaouane loolu déjà nit yu bari pour ñu xalaat ko lu jafe la dañ naan mënul nekk sax donc ñu gis résultat yi ni mu demee ñu gis ne en tout cas citoyens ñi ngi commencé di intéressé wu ci seen àq ak seen yelleef citoyens yi dañu jël léegi seen destin en main. Politique traditionnelle boobu ak pratique yooyu fi daan am gis nañ ni mi ngi wàññeeku bu baax a baax parce que kiy voté xam na ni moom buy voté ka ko jox xaalis ci biti sax du fa nekk ki yor alalam war ko def fi mu ko war a def te defu ko moom xàmmee na ko parce que nee naa la li xewoon bu njëkk moo xewatul gis nañ léegi Sénégalais yi dañu réconcilier wu avec la politique xam luy institution xam nan lay fonctionner xam luy député xam lan la maire war a def Tivaouane nag li am démb ñun mbégte lañ ci am mbégte bi mooy bu njëkk da nga daan gis ñi ci ëpp ci élection ñiy gagné ñi leen daan votel ñooñu dañ leen daan jox xaalis wala di am ak ñoom ay compromis électorat bi daawul sincère mais tey opposition bi nga xam ni rawatina la coalition Yewwi Askan bi wàllu bi nga xam ni moom moo gagné ci département bi amul kenn ku ñu sexal suukar baa ñu forcé la nga dem voter leen waaw gis nañ fii coalition boo xam ni dafa gaare oto yi sax dañ koy climatiser dañuy climatiser oto yi yàpp la ci yóbbu la te boo demee doo leen votel donc y a une prise de conscience collective te loolu la ñu seetlu ne moo indi basculement ci élection yi ñu génn te loolu on s'en réjouit parce que dañu bëgg citoyens yi libre dañu bëgg nit ñi am conscience ci li leen war ci dëkk bi parce que fii ko fal mënu laa defaral lu fees sa bët tant que yow dugaloo ci sa loxo te loo participer wul mënoo ci am wàll moo tax dañ ne ñi ñuy jiite wala ñi ñu war a fal il faut que nit yi ànd ceeg xel mu dal ak sago et vraiment dañuy féliciter suñu frère Massata ak la coalition Yewwi c'est une démonstration historique c'est une démonstration de force et lii wane na ni quand même Tivaouane reste un peuple souverain et libre te vraiment loolu ñun mbégte rek lañ ci mën a am donc Yewwi def nañ liggéey bu am solo bari na sax ñoo xam ni dañu votel coalition Yewwi mais ñi ngi woon seen biir kër toog politique gun bokkuñu fenn
mais c'est des citoyens yoo xam ni voilà c'est la masse silencieuse ñoom ils ont la capacité de discernement tey boo dee borom kër di dem ci marché yi boo dee borom kër événement di la fi fekk boo dee borom kër école tijj non war ngaa xam fi dëkk bi toll et que nee nañ Sénégal bokk na ci réew yi ëpp ressource yi ëpp alal ci àddina bi mu bokk ci département yi nga xam ne ñoo ëpp richesse ci Sénégal mooy département bi ëpp richesse ci Sénégal pour précision waaw mais département boobu ndaw ñi amuñu liggéey département boobu amul koom-koom tey Tivaouane dañu koy tooña sax loo fi indiwul doo ko fi jëlee te pourtant jeunes yaa ngi fii parfois di jëlee initiative amul ku leen encouragé ñu bëgg a liggéey gisuñu benn condition wala ay jumtukaay yu leen may ñoom ñu mën a réussir seen bopp et pourtant bëgg nañu donc autorité yooyu fi doon nekk di leen gëmloo ay affaire di leen def ay parce que on est plus dans l'ère de la promesse léegi loo mën defal ñi nga xam ne nag dénkoon nañ leen ñu gis ne dañoo tële ñoom lañ fi jëlee donc loolu mooy le vent du changement donc li daal en tout cas mooy li xew démb dañ ci kontaan bu baax a baax. léegi suñu jógee li nga xamante ni moo xew la journée constaté nga ko léegi ñu yéeg ba vers 18h bureau de vote yi tëj ñu commencé def dépouillement 18h 19h résultats yi commencé tombé ñu jékki-jékki dem ba 21h 22h 23h les tendances lourdes commencé di daanu mu leer la ni tey jii nii lu inédit am na comme ni nga ko waxee parce que bu ñu fàttalikoo Macky Sall musta ñàkk Tivaouane mais démb gis nañ ni Yewwi Askan Wi dafa gagné fi nga xamante ni mooy Benno Bokk Yaakaar lan moo waral changement boobu. waaw man gëm naa ni Benno ay électeurs yu bari ci élection yi ñu génn Yewwi Askan Wi la ñu voteel parce que nee naa la y a eu aujourd'hui une prise de conscience collective da nga daan dugg ci kër yi di waxtaan ak ñoom ci projet Pastef ñoom dañ lay wax sax loo xamul yow pour wax la ne nit yi dañoo yeewu il faut que politiciens yi xam loolu ñu bàyyi achat de conscience ñu bàyyi di jël alalu réew mi wala li ñu waroon a def ci askan wi di leen ko jéem a naxe nañu xam ne seen bopp la ñuy nax élection yi wane na ko parce que ñoom ñi ñu yàpp ñëpp ci ay oto yóbbu leen ñu voté ji buñ leen voté loon kenn du leen gagné donc jàngat biñ ci am mooy Yewwi dafa wuyu li nga xam ni moom moo xew ci réew mi moom moo nekk di xew ci àddina bi am na benn boroom xam-xam bu xaatimoon livre bu mu tudde la société bloquée mu ngi tudd Max Weber daf ni réew am na fu muy toll ci benn stade dootul évoluer bu yegsee foofu rek il faut que mu am rupture ci pratique yi il faut que mu am changement ci comportement yi il faut mu am une nouvelle génération de leaders politiques pour incarner les nouvelles visions parce que àdduna day évoluer Sénégal moo toll foofu boo gisee léegi sensation yi am frustration yi bu njëkk yow boo déggaan nit ku faatu da ngay tiit yow da ngay jaaxle léegi moom la ñuy waxtaane chaque jour da ngay dox gis ku yor jaas yi ñëw ne day jël li mu am parce que nit yi les gens étaient dans la survie donc réew mi bu changé wul nit yi dañuy reyante pour dund te amaana suñu borom am na yërmande si ñun moo tax ñu ne lii xew nii yàlla la neex li xew yàlla la neex dëgg la mais avant élection yi da nga gis waa Benno Bokk Yaakaar yi ñu ne fii les leaders yi nga xam ne ñoo ne fii ñu def seen benn retrouvaille ne léegi ñoom ñëpp dañuy ànd te bi ñu àndee ils étaient confiants ils se disaient que ni bu ñu àndee seen doole day gën a yokku mais dafa mel ni démb li ñu gis leneen la wone balaa ñuy yeew ci résultat individuel parce que tamit Diop si war nañu ñëwaat ci loolu mais retrouvaille boobu ñu gisoon yaakaar ni cette fois-ci dinañ gën a am doole te demeewul noonu naka la koy góor gi di jàngatee. waaw xam nga ñoom man du may bëgg di wax ci Benno de la même manière moo tax ànduma ak ñoom parce que man gëwma leen gëwma ci liñ nekk bi ma defee tuuti jàngat seen ànd boobu ñoom di leen sonaloon mooy dañ nekkoon ci concours de leadership wala ñu campagne dañ doon ku ne di tiitaru quoi
samay nit ak man maay lii ak diw commune diw département wala ñu dem wax ak nit yi ci li nga xam ni tey moo leen boole ak ñoom parce que ñoom ay candidat lañ woon wala ñu am candidat yuñ doon defal promotion mais amuñu woon programme bu ñu proposé waat Tivaouane loolu benn la Tivaouane dafa am ay enjeu bi ñu demee ci askanu Tivaouane la ñu fa nekkee mooy di def bilaawu le président Macky Sall alors que Macky Sall moom la nit yi bëggatul dégg xam nga ku jeexal kenn mënuñu koo forcer ba pare ku fi def 10 ans amaana boo deful lu doy nit ñi da ngay teel a tàggoo rek dem man gis naa seen ànd boobu bu doon ci wàllu élection la ñuy wax bu doon ci wàllu ci analyse électorale ak ñoom li ñu amoon ci mbooloo bu ñu àndee dañoo war a gagner mais am na ay effets extérieurs quoi yoo xam ni mi ngi dépendre ci enjeu social ak économique bi nit ñi di dund mais bu dul loolu ànd bu sincère moom la suñu borom bëgg yàlla lu baax la yàlla dëgg rek la xam. tey bu ñu dikkee ci li nga xamante ni ànd boobu am na ñu ko composé ñoo xamante ni ñoom durant cette élection ils étaient très attendus tey bu ñu jëlee ku ci mel ni Demba Diop Sy bu ñu xalaatee janvier passé mu gagné élection yi gagné ko gagné boo xamante ni dafa leer tey ñu ñëw quelques mois après mu ñëw ba bureau de vote bi nga xamante ni moom daf ko gagné woon centre bi cette fois-ci ñu gagné ko fa entre-temps lan moo changé par rapport ak loolu noonu ba en si peu de temps population bi mu mel ni dañ ko sanctionné. waaw Demba Diop Sy moom ñoo àndoon ci élection locale yi passé bi ñuy ànd parce que dafa nekkoon liste indépendante man moom kuy opposé wu Macky Sall rek damay xaritoog yow bi ñu gagné élection yi ñu seq ak moom liggéey ci mairie bi ci li nga xam ni mooy tontu ci ay jafe-jafe population bi nga xam ni ñooñu wóolu ba dénk ñu seen ay suffrage mais bi ñëwee ci élection législative yi boo xoolee li doon tourner autour de lui dafa wàññeeku parce que le véritable problème c'est nee naa la c'est Macky Sall. Le véritable problème c'est Macky Sall. li xew Tivaouane moo xew un peu partout. soo demee Touba moo fa xew. soo demee Yoff moo fa xew. soo demee Kaolack moo fa xew. kon du Tivaouane rek la xew. te it maire yu bari dañ leen a gagné seen dëkk. te ñoom ci seen wàllu bopp. ñu ci bari dañ leen a gagné seen bureau de vote. donc problème bi du Tivaouane. problème bi mooy ñoom ki ñu bëgg en fait ki ñu bëgg a defal faveur wala bëgg lu ko neex parce que ñoom gëw ma ni sax parce que bu fekkoon dañu am ñu ci bari ci ñoom dañ naan ay député Macky Sall lañ peuple bi bu la falee moom nga fa war a nekkal mais pas benn nit donc loolu la ñu taxaw seetlu ne raison la de plus pour que ñu bañ leen a voter bureau de vote am daf ko ñàkk donc am na lu bari loo xam ni mën nañ ko ci wax mais je pense que c'est pas le prétexte mais li ma bëgg mu jàngat ko ci moom ak yeneen leaders yi nga xam ni ñoo nekk Benno mooy li daan am fii Tivaouane ci politique loolu dootu fi am. yaa ngi woon ci li ma la laaj par rapport ak changement de discours bi nga xam li nga loo Diop Sy waxoon na ko ci local yi ak biñ si génnee mu ne moom il est dans le camp de la majorité bu ñu fàttalikoo sax centenaire bi Macky Sall ñëw na fi mu ne ko man mi yow laa faral loolu lépp jur ay frustration dans son camp est-ce que loolu tey moo répercuté aussi élection bi nga xamante ni amal nañ ko démb. xam nga man moom sama bopp laa xam et li nga xam ni moom moo taxoon Tivaouane voté le président Demba Diop Sy mooy dañu gisoon bu weesoo cofeel bi mu am ci Tivaouane mais li nga xam ni doon na ko fi liggéey te amu fi benn ndombal tànk yooyu c'est des facteurs yi gën a tax Tivaouane ñu dénk ko dëkk bi damay jël sama exemple man bi may ànd ak moom damaa dugg ci kër yi
doon def enquête mais boo duggee ci kër yi dañ lay wax ne waaw diw de moo ñu defaloon di bi oto yi bi ndox bi duggee suñu kër taw bi moo ñu ko dindil mbalit bi mooy def lii ma ne kuy defal loolu dëkk bi mérito na ñu jàppale ko mu am beneen facteur parce que ñun on n'est pas des opposants éternels mais on est du côté du peuple te bu ñu gisee politique bi nga xam ni Macky Sall mi ngi koy doxalee yore ko réew mi ak ay jumtukaayam dañu gis ne loolu àndul ak li nga xam ni moom la askan bi soxla moo tax bi mu paree pour ne day opposé wu mu bari ñoo xam ni loolu moo tax ñu ànd ak moom bu weesoo yéene bi nga xam ni am nañ ko pour jàppale ko moom mu jot ci dëkk bi nga xam ni bëgg na ko defar te ñu gis ne mi ngi ci tànk yooyu am na yéene li ñu mën mooy continuer ànd ak moom ci mairie bi jàppale ko ak yéene pour Tivaouane en tout cas mën a jóge fi mu nekk mais ci wàllu politique ñun ànduñu ak Macky Sall moo tax voté luñ ko. léegi bu ñu génnee Tivaouane pour jéem a évoluer élection yi gis nañ ni nga xamante ni noonu la amee un peu partout à travers le Sénégal mu mel ni la vague Yewwi moo continuer di def prolongement ak si local yi nga xamante ni ñu génn est-ce que législative yi dafay ñëw mettre fin wala mettre un terme ci li nga xamante ni mooy débat bi doon am autour d'une troisième candidature de Macky Sall. waaw xam nga débat boobu sax. Journalistes yi ñoo ko gën a jox envergure sinon moom Macky nangu cee wax parce que am na loo xam ni peuple sénégalais bi sax duñ ko nangu xam nga budul wàllu budul lu réglementaire sax budul loo xam ni sax loi moo ko tënk bu weesoo li nga xam ni constitution bi moo ko maye. Macky Sall sénégalais yi ñoo doyal ci moom. bu weesoo 10 ans yi nga xam ni toog na ko ci bopp nguur gi. jàpp ci ay doomu sénégalais tëj jël suñu ay ressources su jaay ko jël ndox mi jox ko chinois yi. jël li nga xam ni baykat yi ci lañ yaakaar pour kii mu jël ko salfaañi ko. donc ñun dañoo doyal ci moom. 10 ans yi nga xam ni dund nañ ko ak moom. mënatuñ koo may benn fan di ko ci yokk parce que Sénégal ñoo soxla seen réew et que dañu bëgg restaurer les valeurs de la République et d'un état de droit parce que bari na ay ndaw aujourd'hui yoo xam ne ñu ngi ci prison yi injustice moo leen fa dugal te waaw Sénégal ñëpp ñoo ci bokk yam il faut que ñu delloo ci xel yi dañu bëgg réew mi ay njiit yu sell yu am fit yu xam ak yelleefu askan wi ñu teg leen ca kaw ñu jël suñu ay ressources ñu balaa ñu koy exploiter dañ koy analyser lan la mën a jural askan bi ba pare ñu door a xool ñan lañ ci àndal pour exploiter ko moo waral ñu jàpp ne tey bari na loo xam ne mi ngi ci alalu ñoo xam ni bokkuñu ci réew mi te waru nekk seen alal le premier combat mooy fexe loolu dellu si ci askan bi te moom amul fit boobu donc il faut mu delloo ñu suñu ay banqaas delloo ñu palais ba mu nekk 2024 yaakaar naa ni balaa boobu sax dina def déclaration bu doon maay moom sax ci élection yi laay jaare daal ni sénégalais yi baal leen ma àq parce que ñi mu àndal mënuñoo gagner seen bureau de vote donc moom lu muy uti ci ay élection 2024 yaakaar naa ne loolu xelam may ko. léegi ñu terminer rek ak une dernière question par rapport ak wéyal gëm-gëm bi nga fi lancé woon temps yi fan la liggéey bi toll. waaw wéyal gëm-gëm mouvement la politique boo xam ni boo déggee tur bi wéyal gëm-gëm mi ngi inscrire ci patriotisme bëgg sa réew dafa reposer wu également sur intelligence su jeunesse bi pour fexe nu ñu góorgóorloo ci jàppale leen ci seen wàllu formation parce que bëgg nañ li fi doon am mooy bojo yi ñoo ñu jóge fi politique mu am ñu crédible ñu honorable ñoo xam ne tey buñ ne ñooy njiit ñi kenn du ne cam mouvement bi nag mi ngi wëy am na bureau politique am na tey mouvement des lions de wéyal gëm-gëm am na également mouvement des femmes chaque le 10 ñoom dañuy daje parce que dañu am financement boo xam dañ leen ko defal chaque le 10 dañuy daje def seen ay waxtaan
ñi ngi préparer également lancer li nga xam ne mooy académie politique. képp kuy ndaw nga dëkk Tivaouane dañ la naan boo bëggee nga ñëw ñu former la. comme genre li amoon ci yeneen parti traditionnel école du parti. Comme Frédéric Ebert rek. dañuy préparer des potentiels leaders politiques. former la sur la communication politique nan ngay waxee. ci mbooloo. pour que sax au moins dans les débats télévisés dootuñ dégg yenn xaste ak saaga yooyu. parce que politique du loolu. politique idée la. politique xam-xam la. politique service à la communauté la du parloo xastante biñ ko bëgg a def. loolu dañu bëgg mu jeex fi dañu bëgg tey ku soxla kàddu askan bi. nga mën a wax li tax ñu war la ko jox. ak buñ la ko joxee noo ciy def. c'est-à-dire foofu la ñu bëgg a indi le niveau de débat et le niveau de leadership ci ñi nga xam ne ñoo ñu war a jiite fii Tivaouane. bëgg nañ daal élection yi di ñëw ya ca topp ndaw ñi ñuy jiite. wax dëgg yàlla fekk préparé nañ leen ci wàllu xam-xam ci wàllu comportement mu bañ a doon ñoo xam ne vraiment dañuy génn di ñu rusloo donc yooyu ci la ñuy liggéey ñi ngi koy lancer mois de septembre. li nga xam ne moom mooy leadership politique. nan la politicien war a mel nan la war a comporter des fois nga dégg politicien bu wax yow da nga koy xeeb. donc te loolu man ñun fu ñu gàcce la sax ci askan bi ko fal. donc loolu daal ñi ngi ci góorgóorlu et mouvement la boo xamante ni li ko soxal rek mooy Sénégal. moo tax bi Sénégal woote ñu dem ànd ak Yewwi. parce que jàpp nañ ni sénégalais yi loolu la ñu bëgg. dañ jàpp nañ ni loolu moo gën ci Tivaouane et que xooluñu suñu ay bëgg-bëgg ak lu ñu neex. et dañu jiital intérêt askan bi et on a préféré dem jàppale nga xam ne mooy Yewwi Askan Wi. kàddu gu mujj gi lan lay doon. waaw di leen gërëm di leen sant di jox dig daje ñi nga xam ni ñoom ñooy auditeurs u Tivactu bu yàggul tuuti dina ñëw émission pour gën a yaatal ci li nga xam ne mooy commission formation ak employabilité ci mairie Tivaouane. bi nga xam ni ñun lañ ko dénk ñi ngi jokkook lu toll ci 2432 ci ay jeunes yu nekk Tivaouane ñii bëgg formation ñii bëgg financement ñii bëgg liggéey ñii ñëwoon pour demander information. ñoo ñëpp ñi ngi seen ay numéro téléphone xam nañ fu ñu dëkk ay ndaw la yu am soxla ñi ngi ci stratégie pour fexe nuñ leen toppatoo dañu bëgg daal ndaw ñi gëm seen bopp. jël seen réussite en main. ku leen fekk ci loolu di leen ci jàppale ñu jël ñu bañ a ci topp kenn ci loo xam ne du njëriñu askan wi. en tout cas yow di la jaajëfal bu baax di la encourager ci liggéey bi.